dal leen jàmm mbokk yi xibaar yi li ciy gën a fës bokk na ci wàllu yoon Serigne Bara Dolly Mbacké yeewi nañ ko kon féexal ko mu ñibbi këram liberté provisoire bi kon justice bi may na ko sànq kon la dogal bi jël démb nag kon lañ ko doon déglu ci fond dossier bi kenn nit ku nu féexal muy Cheikh Oumar Diagne moom yàgg na ci kaso bi daanaka ay bis a ngi nii moom it may nañ ko liberté provisoire wute ak gone yi nga xamante ni am na ci ñu yàqoon lycée Ousmane Sembène ca Yoff ñoom nag seen procès bi dàq nañ ko pour ñenn ña ca des am na ñoo xam it may nañ leen sursis dox leen avertissement di leen ci ñëw yaatal ko ci nam gënee ñu wax it ci tabaski gi ku ne xam na ni am na ñuy màggal tabaski gi ëllëg fii ci Sénégal am na ñoo xam it dimanche la dinañ taxaw seetlu ci marché bi muy ci xar yi ba ci dàll yi ak lépp loo xamante ni kon des koy jëfandikoo ci jamonoy tabaski ji fii ci Sénégal. Japon nekk ci tiis seen premier ministre Shinzo Abe tey ci suba lañ ko boom mu dak am ci gaañu yoo xam ne daal ca la jógee ñàkk bakkanam ba tax na àdduna bi tiis am ci fu ci nekk kon nit ñi rek di ay kilifa di méttulu li nga xamante ni kon moom moo dal premier ministre bu Japon boobu di Shinzo Abe. Angola it naka noonu seen ka fa nekkoon président ci ay jamono di José Eduardo dos Santos moom moo wàcc liggéey tey. moom nag jiite woon na réew ma laata rek kon muy joxe nguur ga foofa la xewe kon ca Angola. Wàllu football it Sénégal muy CAN bi ci wàllu jigéen ñi tey ci ngoon danañ daje ak Maroc muy seen ñetteelu match wante nag jafe-jafe am na ci ndax am na ci ñoo xamante ne dañoo am ay kaawu coronavirus. Fédération sénégalaise bu football kon moom moo génne boobee communiqué ba ci sax staff technique bi am na ci ñoo xamante ne di jàngoro ji dafa leen laal di leen ci ànd ak Youssouf Diop Bodian ma ñu teewal fële ca Rabat su ngeen taaxiloo ñu yaatal xibaar yi. ci xibaar yi justice nag daanaka jël na ay dogal yoo xamante ni ngi rek féexal ay doomu aadama yu nekkoon ci jafe-jafe ci ñoom bokk ci Serigne Abdou Bara Dolly Mbacké moom député la ca assemblée nationale daanaka lu jege weer a ngi nii kon ñu dencoon ko fa ci kàddu bu mu yëkkati woon ci rassemblement bu Yewwi Askan Wi doon amal ca place de l'Obélisque ñu nekkoon rek dafa xotti war may njiitu réew mi loolu nag ban ko dégloo démb tey ji kon dogal ba wàcc na mu bàyyi ko rek mu mën a amal tabaski gi ak campagne électorale bi ca këram ak njabootam. Cheikh Oumar Diagne it am na liberté provisoire moom it amoon jafe-jafe ak député bi di Djibril War ñu dencoon ko féexal nañ ko moom it mu dem ci ak njabootam. bu dee nag ndongo daara yi nga xamante ni am na ñu doon dajji fenêtre école ba rawatina lycée Ousmane Sembène fële ca Yoff am na ci ñoo xamante ne ba léegi kon seen procès ba doon koo dàq bu fukki fan ak juróom ci weeru juillet maanaam ajuma ba léegi ñuy jëm wante am na ci ñoo xamante ne moom ñu doon tuddee leen ay majeur ñu ni ci am na ñu ci am sursis maanaam jox nañ leen nag avertissement ne lii bu amatee moom faaw rek kon ñu daal di rëq seen digg muy image yi nga xamante ni gis ngeen ko àjjuma bale passé kon la amee woon ba école tëjee rek ñoom ñu doon màggal na ni tëjee école bi tax kon ñu yàq daara jooju. den ci ñëwaat ca nam gën a yaatoo ak Mariam Ndiaye moo ñu teewaloon ca tribunal ba. ñu wax it rek ci wàllu dal gi ci géopolitique bi am na ci kuréel yoo xamante tamit jug nañ ngir rek woote jàmm ndax campagne bi bëgg nañ ñu amaleeku rek ci jàmm jooju ba tax na rek kon ñi nga xamante daal ay kilifa diine lan ñi ngi doon wër coalition yi nga xamante ni juróom-ñett lan war a bokk ci élection yi campagne bi nag ñuy fàttali ni dimanche bi la ñuy rek tàmbali boobee campagne yemoo ak bis bi ni màggal tabaski. bu dee nag temps d'antenne yi commencé nañ ko enregistré ci télévision nationale ji RTS ñu déglu ci kon Serigne Modou Bara Dolly Mbacké moom mi nga xamante ni kon kuréel gi mu jiite mooy rek li fi mag ñi bàyyi ñu mën koo sàmm ci micro di Saprera ak Ababacar Camara. jubluñu ci lu dul jàmm ndax réew mi di Sénégal dafa am foo xam ne fa la toll ca bu fa tolloo ñun kilifa diine yi appartenance politique bi ak leneen lu mën di doon dañ koy jël teg fee wañuku jàkkaarloog Sénégal xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ñu dikk tey ci ñi nga xam ne ñooy opposant bi njëkkee fi nga xam ne mooy Yewwi Askan Wi ñu wax ñu li nga xam ne moo leen metti wax ñu tamit nin bëgg
loolu ñu dëxañ ko dikk fii ci président Pape Diop war a waxtaan ak moom it ci li nga xam ne moo jëmit moom it ci réew mi buñ ci noppee dana dem toog ak ki nga xam ne mooy njiitum réew mi au nom du convergence taxaw noonu mag ñi parce que ñoom ñëpp sénégalais leen ñor la ni ñaan moom mi nga xam ne yor na ko mu yor ko ci jàmm ba jeexal ci jàmm ca réew mi du tàkk waaye it ñi nga xam ne dañ koy wutit ñu wut ko ci jàmm ba ëllëg ku ko yàlla joxit mu jox ko ci réew mi di tàkk kon ñun li tax ñu jëg kenn ku ci ne mën ngaa am foofu it ci wàllu politique am ci ñoo xam ne defuñu politique waaye tey li ñu ñor mooy Sénégal ca Sénégal googu dafiy des ba faaw. ñu wax rek ci tiis wi tamit di soxna Eugénie Rokhaya Aw moom mi nekk jigéen gi njëkk a jiite CESTI di école ba ni tàggatee journaliste yi moom kon dëjëm tey la woon ginnaaw levée du corps ba ci hôpital principal ñaanal nañ ko ca cathédrale bu Ndakaaru jamono ji kon cortège funèbre ba mu nga wóotali sëgu Saint-Lazare de Béthanie fi koy denc muy mbooloo mu takk it teew nañ fa ngir rek delloo ndukkal soxna si nga xamante ni taxawaayam ci réew mi kenn du ko naatable ndax rek lépp loo xamante daal àq ak yelleefu jigéen la rawatina kon yàgg na cee taxaw di tàggat it ay doomu Sénégal ba ci Afrique. ci noonu sax njiit réewum président Macky Sall li naan raaye goo xamante daal ñu ngi koy jox ci réew muy commandeur kon de l'ordre national du Lion jox nañ ko à titre posthume ngir rek jëf jim jëf ci réew mi ñu ñaanal ko yàlla mu yërëm ko xaare ko aljana moom Eugénie Rokhaya Aw. aéroport bu Ziguinchor la dinañ ko inauguré fukki fan ak ñeent ci weeru juillet président Macky Sall moo nar a amal lu ni mel démb nag ñi nga xamante ni kon mu ñoo yor wàll woowu muy ministère bi ñu dénk wàllu transport aérien ba ci sax direction bi ñu dénk rek infrastructure aéroportuaire dem nañ fa ngir xool fan la liggéey toll am na sax ab vol buñ fa jot a nemmeeku daal di koy réussir ñu déglu ci Alioune Sarr moom mooy jëwriñ ji ñu dénk transport aérien ci micro Ousseynou Diop ak Abib Seck. le 14 juillet bi di ñëw nga xam ne njiitu réew mi ci boppam mooy ñëw def vol inaugural ubbi aéroport bi pour wan waa Ndar la nga xam ne la ñu doon xaar ci ay at yu bëree bëri ndax Ndar dafa war a jouer benn rôle bu mag a mag ci koom-koomu Sénégal ak gaz ba nga xam ne gis nañ ko fii ci Ndar kon nit di jóge ëllëg Londres mbaa di jóge Paris mbaa di jóge New York ñëw directement ci Ndar dafay nekk loo xam ne lu yenu maanaa la ndax wàcc loo ko Dakar ba pare mu ñëwaat fii day nekk loo xam ne day la koy tardé or le business soxlawul temps bu ñuy tardé mais tamit day dolli koom-koomu Ndar ci wàllu tourisme ndax mën nga am roplaan bu jógee Chine di dem Amérique dem ba ci jaww ji soxla carburant mu wàcc Ndar kon dafa nekk liggéey boo xam ne bu léegi bi pare ba mu ubbi dañ koy jébbal ñu tudd organisation mondiale d'aviation civile muy kuréel boo xam ne réew yëpp fa daje pour ñu ne Sénégal kat am na aéroport bu ñu tudd aéroport Bango la nekk ci Saint-Louis ubbi na mu am nag ay liggéey de certification pour ñu mën a reconnaître que kat fii aéroport boo xam ne foo jóge ci àdduna mën a fi wàcc. ginnaaw jaww ji ñu waxit ci saxaar gi Sénégal am yéene daal di koy relancer ba tax na rek ña nga ca fa li nga xamante ni rek moom mooy lépp lu jëm ci wàllu woowu daal am na ci organisation boo xamante daal international jëm kon ci wàllu chemin de fer am na ñu nekk fii ci Ndakaaru di ndaje moo xamante daal li ñu bëgg mooy financement yi maanaam koppar yi ñu dugal ci boobee secteur su ko defee kon ñu mën a rek suqali raay bi fii ci Sénégal ma nga amee woon ca Tëngéej ci teewaay suñu ndaw Abdou Diouf Diagne ak Bamba Samb. saxaar Sénégal nag daf ci dellu gannaaw ngir nag daal di développé secteur bu am solo boobu nga xam ne mën na yokk lu bëri ci suñu koom-koom moo xam ci biir réew mi mbaa sax ci bitim réew Sénégal nag mën na yaakaar njàppalik kuréel gi nga xam ne nag ci àdduna wërngal këpp moom moo yor wàllu saxaar yi ñoom ñi ne nag nga xam ne lu tolloo ko ñaar téeméer ci ay membre daal nañu koy am di xam leneen ci wàllu technique dinañ ci taxawu Sénégal bu baax a baax. ci wàllu technique dina ñu yombalal yu bari yoo xam ne tey jii ñu ngi koy laam-laame lépp loo xam ne wàllu technique la génn na ci àdduna bi te nekk na ay jumtukaay yoo xam ne dina mooy gën a efficace mooy gën a am mooy gën a moins cher ñun dinañ ci mën a jot yooyu yëpp ay xeetu njëriñ la yoo xam ne tey jii buñ ci duggee ñun war nañ ko mën a jëriñoo. Sénégal nag gis-gisam sax gën a sori ci li nga xam ne nag moom la jël ngir nag daal di développer li nga xam ne mooy secteur ferroviaire bi am ndaje mu am solo nag dinañu ko amal fii ci Ndakaaru ngir daal di xool naka la ñu mën a wute ay koppar yoo xam ne dañu koy financer secteur bi léegi. bu ko dajalee daanaka ñëpp ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu chemin de fer ñu discuter weccoo ay xalaat xool nag problème yi nga xam ne Afrique am na ko ci wàllu technique ak ci wàllu financement nan la ñuy def pour trouver ko ay solution loolu moo tax rencontre boobu noonu ñu war ko tenir fii ak fin novembre ñoom nag ñu ñëwoon
pour waxtaan ci ak Sénégal bu ñu jógee dinañ ko jottali aussi ñu ko war a jottali waxtaan ci aussi ak ñu ci war a waxtaanal ba rencontre boobu ñu mën ko tenir fii mu am aussi ay jeexital yu baax ci sunu société chemin de fer bi nga xam ne Kibiri Touré moo koy diriger. secrétaire général bu société bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu chemin de fer fii ci Sénégal nag daal di rafetlu lool ndaje moomu nag doxoon seen diggante ak kuréel gi nga xam ne moom mooy wàllu chemin de fer ci àdduna bi. ca Sédhiou brigade bi ñu dénk xeex lépp lu jëm ci wàllu jëfandikoo si neebar ak yu ni mel jàpp nañ benn waay boo xamante ni rek dafa jëloon kon ay vélo def ci lu toll kon ci ñetti saak yoo xamante ni yàmba moo ci nekk ban ko peesee nekk daanaka toll na ci téeméer ak juróom-benn fukk ci kilogramme ci variété yu bari buñ sukkandikoo ba léegi rek ci brigade ba ñoom nag ñun jàpp ay doomu Guinée Bissau la jamono ji kon ñi ngi leen placé en garde à vue ci commissariat central bu Sédhiou ñoom nag dañ leen topp rek ngir association de malfaiteurs trafic international de drogue lii nag day am rek ci jamono ji nga xamante ni dem ak dikk bi mi ngi commencé bari fii ci Sénégal ndax jamonoy tabaski ba tax na kon gendarmerie ak alkaati yi daal ñoom nee nañ dinañ wagaru rek ba xeetu ñaawteef yi moom kenn du ko dugal ci oto yi nga xamante ni kon ñooy dem ak dikk ndax dañoo jàpp ni baaxul ci askan ak ci koom. tabaski googu ñu des ci ba léegi nemeeku na nag benn fan ci des pour ñenn ñi ñaar pour ña sa des fële ci Tambacounda nag dund ba maanaam xont bi dafa cher trop boo xoolee lu jëm ci aliment de bétail saaku 40 kilos bi daanaka jóge na ci 9000 francs dem ci 13000 francs muy loo xamante ni soxna yi nga xamante ni kon ñoom ñooy yëngatu ci wàllu càmm gi ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax lax ci dolli boo ci boolee transport bi nga xamante ni gën naa yokk daal ñoom xamul fu ñu jëm Moussa Omar Gueye Amadou Diédhiou. li mu gën di cher bokk na ci li nga xam ne daal tax na ngir jot xarum tabaski nekk li xaw a jafe waaye nag soxna yi nga xam ne ñoo faree ci Calabas avec nekk ci quartier Gurel Jaaji ñoom nag jotoon nañu yaxanal li toll ci juróom-benn million ak genn wàll ci sunu koppar am ci koppar bu am solo boo xam ne itam jagleel nañ ko financement opération tabaski jënd ay xar daal di koy jaayaat. jaayee Tamba am na yoo xamante tamit dañoo am commande Dakar di ko yóbbu di ko jaayi ba Thiès yi suñu problème lu ci ëpp la vol de bétail bi ak aliment bu cher bi ngooñ bi ak transport bi ndax essence bi yokku na gars yi dañuy yokk pour ñu dem transport daf ñuy sonal lool bëgg nañu ndimbal ñu ñuy jàppaleel lu bëree bëri ministre de l'élevage tamit mu xam ne ay jigéen a fi nekk ay jigéen yu élevé taxawal di épargner seen bopp seen koom-koom mooy seen moyen bu yëpp dañ nekk di demee am nañu 6 millions 500 ndax daaw ñu ngi am 7 millions 500 bu teg boo xoolee ni daaw tamit sax daaw jéeg tamit moo ko ëppoon daaw dañu doon ne Covid bi la Covid bi génn na waaye crise baa ngi fi. njëkk ba ñu ngi doon jaay saak 7500 wala 8000. waaw tey mu ngi ba ji 12500 ba 13000. surtout Mali bi. daroon na fi. demoon na ba 15000. ba 17000. Tambacounda nag ci xayma yu mujj yi xamale nañ ni ci bunt bi nga xam ne moo faree ci Kidira lu ëpp juróom fukki junniy gàtt jaar nañ fa ngir nag yombal lépp lu jëm ci wàllub xar yi fi nga xam ne moo faree ci Sénégal rawatina ci Tambacounda ca daral ba njëkk fukki junni ak ñaar jàpp juróom fukki junni ak lu toftalu. Dallu ngaay lay sol muy concept bu bees rappeur bi di Simon Kouka moo ko initié demoon kon fële ca ngaay nekk kon capitale dàll yi ci jamonoy tabaski ngir rek xiirtal sénégalais yi ñuy sol dàll yi ni defaree fii ci réew mi jàppale suñuy artisan ndax jàpp nañ ni li nga xamante ni moom mooy jógee bitim réew cher na te milliards ya ca nekk buñ ko dugalee ci réew mi comme gi mën na cee développé Cheikh Anta Diop say laat yéex nekk ci ngaay mexe atelier cordonnerie boo dugg defarkatu dàll yi ñu ngi gën a woon seen manin ak seen xarañte ngir woon askan wi ay dàll yu mucc ayib Massamba Dieng ñi ngi ko fekk ci atelier am nee na di waxtu yi ñuy waajal jullug tabaski gi ñu ci bëri dañoo jubli si dàllu ngaay yi. Mauritanie Gambie Mali Guinée Conakry ñoom dañuy jël suñu dàll yi baax da ko jaay man pourquoi pas sénégalais yi war noo ñëw jël dàll yi. secrétaire union des artisans bu ngaay mexe ne nag artisan ngaay yi dañ leen a war a dooleel. vraiment ñu mën a am consommé local boo xam ni képp koo xam ne yaa ngi dëkk ci réew mi wala yaa ngi juddoo ci réew mi mën a toog ci réew mi liggéey ci réew mi tekki ci réew mi. Simon Kouka di artiste rappeur jubal ab projet bu ñuy duppee Dallu ngaay lay sol moom it gis ne dañoo war a gën a xirtal askan wi ñu sóobu ci li ñuy wax consommé local. lépp lu ñu soxla ci wàllum yére ci wàllum dàll suñu artisans yi mën nañ ko def donc ci laa lancé concept solo fii pour sénégalais yi dem ci seen artisan wu koñ wala dëkk wala fenn moo xam ngaay la Saint-Louis Thiès Ziguinchor pour ñu defaral leen ko nga xam ne koom bi au moins day des Sénégal et nga xam ne koom bi day gën a naat dañu dem seeti ministre de tutelle bi mooy le ministre de l'artisanat monsieur Pape Amadou Ndiaye te ci waxtaan bi ñu am ak moom mu ma doon xamal ne ci période yi nii sénégalais yi
45 milliards la ñuy jënd ci wàllum dàll mais ci beneen réew alors que mën nañ ko def ak suñu artisan wu Sénégal mën nañ ko def ak waa Ngaay du président bi mooy ñëw xëcc nopp ku ne par force da ngeen war a jënd dàllu Ngaay sénégalais bu nekk bu jëlee conscience ne man tey su ma jëndee dàll ci sama artisan wu réew xaalis bi fii lay des. ñi di yëngu ci wàllu ñaw fii ci Ngaay ak ay defar dàll nee nañ bu ñu yokkee financement yi gën leen a tàggat dinañ liggéey loo xamante ni Sénégal dootul sax dem di jéggaani ji bitim réew. ñëwaat sunu xibaaru ngoon yi kon ci actualité tabaski gi fii ci Sénégal ak ñi ci daan seen doole di ci am seen wërsëg ak jafe-jafe yi rawatina kon li nga xamante ni kon moom la nemmeeku ci daral yi ba léegi nag jàpp na ni xar yi cher na ba léegi kon am nañu yor buum gi mënagunoo gis xar mun ko yeew. ñu wax ci aada ak cosaan li nemmeeku it mooy exposition bi nga xamante ni rek ñi ngi ko tuddee sunu dëkk loolu nag lu mel ni ci juróomi artiste la daal di soxal boo tax na kon ca barabu Eiffage la doon amalee lu ne mel thématique yooyu nag lan ca jublu rek mooy yaatal ko su ko defee kon wàllu récupération wàllu Covid 19 ba sax li nga xamante ni kon moom mooy ay maquette loolu lépp ñu tënk ko rek ci exposition ci teewaayu Ibou Diouf ak Amadou Ba. ay jumtuwaay yu ñu sànni woon ñu for ko. fàttewuñu tamit lépp lu bàyyi ko ci wàllu art plastique muy ay œuvre d'art yu bëri liñ ci jublu nag mooy gën a jëmal exposition bi ñu duppee suñu dëkk loolu tamit di wonewaat place bi nga xamante ne maison Eiffage am na ko ci li suqali art fii ci Sénégal. tey suñu ñëwee fii maison Eiffage bu ñu créé nii mu nekk lu bees loolu day gën a yokk offre pour d'emplacement pour suñu artistes yi loolu lu ma rafetlu la. te maa ngi rafetlu tam à seen engagement seen accompagnement selon la moo tax ma leen di ñëw fi pour féliciter leen encourager leen. bokk na ci exposant yooyee Mahmoud Babali moom nag liggéeyam may na ko mu ñëwaat ci mbas mi di coronavirus ak ni ka askan wi dundee. wala boo xamante ne maa ngi liggéey ci nit gis nañ ne pendant kii bi mbas bi fi amoon Covid bi nit ñu bëri jotoon nañu. réer ci seen biir xamatuñu woon fu ñu nekk xamatuñu woon seen dund bi ñuy dund ndax dina changer wala dina améliorer mais gis nañ ne bi ñu génnee ci loolu yëpp am na ay jàngat yu baax yuñ ci mën jàngatee am na ay jàngat yu bon aussi yuñ ci mën comprendre. beneen artiste bu bokk ci exposition bi di Daouda Ba moom nag wàllu alam bi moo ko gën a yitteel noonu nag gis na ne ku ci nekk war nga ci mën a dugal sa loxo. exposé fii ay tableau yoo xam ni maa ngi ko defaree cachette en bois boo ko déggee mooy genre keesu mandarine yi wala keesu orange yi nga xam ne dañ koy sànni ci mbedd bi parfois nit ñi dañ koy romb duñ ci bàyyi seetlu wala duñu am luñ ci mun a def moom laay utiliser pour liggéey ci et puis interpeller aussi nit ñi par rapport ak seen environnement immédiat li fa nekkee tout ça là. exposition suñu dëkk bi ñu amal ca maison Eiffage tamit may na ki di Maodo Niang mu gën a fësal liggéeyam. moom nag ci wàllu architecture la defar maanaam ab dëkk boo xamante ne boo ko tiimee dafay mel ni yaa ngi ci biir loolu rek di firndeel liggéey bi nga xamante ne artistes yi amal nañ ko. xibaaru bitim réew yi Japon nekk ci tiis seen premier ministre ba woon di Shinzo Abe moom lañ fa daal di boom moom nag ñi ngi ko faat ci diwaan bu naan Nara nekkoon ca bët Saalum réew ma la mu fa doon def nag mooy campagne ci élection sénatoriale yi ci la nekkoon ab ancien militaire kon sox ko fa bal ba mujj rek ñàkk bakkanam àdduna wërngal këpp a ngi koy ñaawlu Fatou Bintou Konté. ak juróom-ñaar la toll moom Shinzo Abe mu di ancien premier ministre japonais bi nag tey ci àjjuma ji lañ ko faat ab benn japonais la bokk ci armée bi nga xam ne moom la ñuy wax armée autodéfense bokk ci marine japonaise bi lee jot nañ ko sax teg loxo man ko reyee ci benn rassemblement boo xam ne man ko amaloon ab meeting te partem doon ko doon def mu di le parti démocrate libéral fee nga xam ne moom moo di bët gànnaaru Japon ci dëkk bu ñuy wax Nara ba muy prononcé discours bi jëmale ko ci élection sénatoriale bi ci dimanche bi nga xam ne moom la fas yéene am ca lañ ko faat bu ñu fàttaliko moom Shinzo Abe ñaari at a ngi nii nekkatul woon ci li nga xam ne moom moo di ci bopp Japon nekkoon na fi premier ministre nag ci 2007 ba 2006 nekkaat fi premier ministre ci juróom-ñetti at ci 2012 ba 2020 moom mi nga xam ne moom la ñuy wax Shinzo Abe premier ministre Japon bi nga xam ne moo gën a tuuti ci année ban koy tabb ma nga tolloon ci 52 ans mu marqué woon bu baax ci esprit japonais yi kii nga xam ne moom moo fi nekkoon premier ministre
gannaaw ba mu defee deuxième passage am mu indi fi ay relance économique yu am solo ci dëkk bi de teg ci it activité diplomatique bu mucc ayib ñu nemmeeku woon ko ci Japon ak digganteem dëkk yu bari. Shinzo Abe nag ñu ngi ko gënoon a nemmeeku fii ci l'étranger gannaaw bi mu tegee benn politique économique boo xam ne moo ngi ko tuddee woon Abenomics lancé woon ko ci fin 2012 nga xam ne dafa indi woon li ñuy wax assouplissement monétaire ak tamit relance budgétaire yu am solo. ña ngay fàttaliku ba mu jeexalee li nga xam ne moom moo di taxawaayam fee ca Japon ma nga annulé woon li nga xam ne moom moo di Jeux olympiques Tokyo yi waroon am ci 2020 gannaaw ba ñu nemmeekoo ni pandémie Covid-19 bi dafa bari woon loolu ci àddina bi la. jamono jooju nag mi ngi amoon 65 ans mu xamale nit ñi ni moom dafa am benn maladie chronique boo xam ne jamono ji mayetu ko mu nekk ci boppu Japon ba tax ni moom moo taxoon mu retiré. ci àdduna bi nag ni leen ko waxee am na ay njiitu réew yu bëri yuy méttitlu la xew ca ñoom bokk ci président bu Sénégal di Macky Sall ngeen gis ko noonu ci Twitter mu wane rek kon méttit ak tiis ba tax na rek kon daal di koy sargal ci taxawaay bi nga xamante ni moom Shinzo Abe amoon na ko fi moom daan ne jaale njabootam gouvernement ak askanu Japon. am na it yeneen i njiitu réew ci àdduna muy Emmanuel Macron ba ci ñoom Joe Biden ku ci nekk kon yaa ngi tiis lu xew fële ca Japon fii ci Afrique it maa ngi leen ko doon wax ka nekkoon njiitu réew ay jamono fële ca Angola di José Eduardo dos Santos moo wàcc liggéey moom nag jiite na réew ma lu toll ci fanweeri at ak juróom-ñaar muy Angola. ci atum 2018 kon ci la bàyyi nguur gi boobu mi ngi am juróom-benn fukki at ak juróom-benn muy carrière politique bu yàgg boo xamante ni moom mi di José Eduardo dos Santos amoon na ko fële ca Angola moom nag mi ngi génn àdduna ci benn clinique ca Barcelone ginnaaw kon bi mu amee arrêt cardiaque ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin ci atum 2022 gouvernement ba ñoo annoncé kon tiis wi ci seen page Facebook. football xale jigéen yi fii ci Sénégal kon di gaynde yi war nañoo jongante ak Mali jëm kon ci Coupe d'Afrique ci jigéen ñi fële ca Rabat ñoom nag am nañ ñaari victoire qualifié nañ quart de finale Mali ñoom nag bu ndajee ak Maroc bi nga xamante ni kon moo koy organiser match ba nag daanaka première place ba lañ daal di xëccoo la cee ñuul lekk mooy soxna yi am na ci ñoo xamante ni ban defee test PCR yi daal da ci am ñu am Covid daanaka ñetti jours la ba ci sax staff médical bi am na ñu ci am jàngoro jooju ñu ànd ci ak suñu ndaw la ñu teewal fële ca Rabat Youssouf Bodian ginnaaw ba ma lu nuyoo duñ mën a jàpp leneen ci actualité Lyon yi. équipe nationale bu Sénégal dina amal ñetteelu matcham ci CAN bi digganteem ak Maroc bu 20h jotee ci Ndakaaru di 21h fii ci Rabat waa xibaar yu mujj yu bàyyi ko ci tanière bi tax ko neex ndax am na juróom-benn cas positif yu Covid-19 yu ñu décédé ginnaaw test yi ñuy def démb. ñetti ay joueuses la ñeneen ñetti ci staff médical bi la ñu bokk ci ñetti yooyu ñu ràññee ci Ngenaar Ndiaye ak kii di Anta Dembélé di ñaari joueuses yu nekk titulaire ci ñaari match yu njëkk yi Ngenaar sax moo dugaloon ñaareelu but Sénégal ci match bu njëkk bi Anta Dembélé moom latéral droit lay joué keneen ki Koumba Silla Mbodj la moom remplaçante kon moom la ñu wax ni dañoo positif ci Covid-19 dugguleen nag ndax Ouganda tamit bu muy jongante ak Maroc seetlu nañ ni am na ñaari joueuses yu clé sax yoo xamante ne dañ leen testé positif ba tax na Mame Moussa Cissé sélectionneur bu Sénégal réagir na ci réseaux sociaux bi pour wax ni quel que soit kon situation bi ñoom dara du leen déconcentré dañuy dem ba jeex ci match bi waaye jàppale ni peut-être le réaménagement bi am ci équipe bu Sénégal mooy kii di Mama Diop mi nga xamante ni excentré droit le jeu la dernière fois moom peut-être mooy dem ci point axe bi pour remplacer kii di Ngenaar Ndiaye conséquence bi mooy Absatou Diallo mi provoqué woon ñaari penalty yi ci ñaari match yu njëkk yi moom dina jëlaat place titulaire am ci côté gauche attaque bu Sénégal match bu am solo nag ndax Sénégal donte sax qualifié na ak Maroc ñoom ñaan yëpp ku nekk yaa ngi ut li di première place bi soo ko amee dina tax nga des Rabat doo dem Casa pour jouer sa quart de finale li leen li mooy di nga éviter yenn adversaires yu jàpp ni adversaires yu am doole la par exemple équipe bu jël première ci poule Sénégal di groupe A bi dina daje ak troisième ci groupe B wala C su fekkee ne yaa jël deuxième yow nag da ngay daje ak équipe bu jël premier ci groupe bi nga xamante ni mooy groupe B foofu ay équipe yu mel ni Cameroun ak Tunisie ñoo fa nekk. li mu am nag Sénégal kon dina jéem a jeexal am mboote lii di phase groupe yi fii ci Rabat match bi incha allah 21h lay doon 20h incha allah foofule ci Ndakaaru.
ñu ngi lay sant di la gërëm di nuyu waa Rabat yëpp di xaar rek ci ngoon kon résultat ci nara match diggante Sénégal kon ak Maroc ñu ñaanal leen ñu am ca ndam ñoom gaynde yi ñu ngi ci yoon wu baax. ñu waxit ci tàggat yaram rek ca université ba nekk ca Bambey foofu nag waa CROUS ñoom ñoo leen fa defal ab terrain boo xamante ni def nañ ci ay gazon yu ni mel su ko defee kon étudiants yi am foo xamante ni danañ fa mën a tàggatoo loolu moo nga am ca teewaayu kilifa yi universitaires yi ba ci sax autorité administrative yi Babacar Diouf. directeur CROUS bu Bambey teg ci loxol étudiants yi nga xam ne ñoo nekk ci Bambey après Diourbel ak Ngoundiane ni mu ko fa amalee ñi nga xam ne ñoo nekk ci CROUS bu Bambey de mën nanoo def li nga xamante ni mooy seen sport favori te duñ ci am benn jafe-jafe. mukaay yoo xamante ne université bi da koo soxla woon xam ngeen ne xale yi dañu soxla woon terrain de football bu mel nii xam ngeen ne tamit direction bi dafa soxla woon ay bureau yu yees te tey si instruction président de la République si ndigalu docteur Cheikh Oumar Anne le ministre de l'enseignement supérieur tey suñu mbëbët yooyu yëpp tey yàlla dogal na ne lépp sotti na donc. boo moytu du ñoom rek ñoom ñooy jëfandikoo terrain boobu ndaxte Bambey département bi amul terrain fonctionnel boo xam ne nii équipe yi fi ne mën nañ fee football wala ñu def fi seen sport. terrain bii ngeen gis mu ci ay badee ñëw ba Bawol vert fi donc vraiment ñu ciy sant bu baax a baax biñ ko amee. ñuy ñaan rek peut-être le directeur du CROUS que parfois aussi parce que je suis venu avec sama chef de service des sports pour mu xoolaale infrastructure bi de temps en temps les autres clubs bu ñu ko soxlaa pour recevoir seeni naataangoo yeneen club dans le cadre des compétitions ñu mën leen ko xëy na abal tuuti. directeur CROUS Bambey dalloo na tamit taax mu mag mi nga xam ne moom la tabax fa la service am yi nar a loger. li gën a fas yéene kaay yi ñu ànd ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Macky Sall mu mer ba kanam ngay sël-sëli saxaar moo nekk ci xëtu njëkku la témoigné réew mi quotidien Vox Populi enquête l'observateur Tribune ak le quotidien moom journal le quotidien mi ngi ñuy xamal ne mer mi démb la woon ba ñuy amal ndaje mii di Ida 20 ci hôtel King Fahd Palace ay kilifa yu mag la fa dajale woon ñu doon waxtaan ak a sottantey xalaat ci nu ñuy def ba suqali Afrique bi kilifa gu banque mondiale bi jëlee kàddu gi di wax ci la courant ba coupé jëf ju rus lu joojee le quotidien nee nañu moo xunnu président waa ji xolu mer ba fut moo waral bi mu jëlee kàddu gi di wax li mu njëkk a def mooy ñaawlu coupure courant ba am ca ndajema ba wax ne incident bu ni mel kenn waru koo bàyyi mu jàll te dara waralu ko lu dul am na ku deful li mu war a def Macky ne loolee bu amee li ci war moo di sanction réew mi quotidien nañu njombeelu rëy moo am démb ci hôtel King Fahd ba ñuy amal cérémonie d'ouverture bu ndaj mii di Ida 20 ci digg cérémonie ba ci la courant ba demeew yoonam Macky Sall di bëgg xar suuf si dugg ci ndax merum Macky Sall moomee enquête dina kay ni mu ko tuddee moo di la colère noire du président Macky Sall xam le ne coupure bi dafay firndeel ak cuune gu xel mënuta nangu enquête dolli ñu ci ne am nay xibaar yu leen wax ne moo ne day hôtel ba am na central bu am ñetti groupe électrogène yoo xam ne bu courant bi coupé dañoo war a déclencher Pape Demba Bitèye directeur général bu Senelec enquête dina kay nee nañu moom fi saa si la déclencher ay sanctions ba am ñu mu tëbal Vox Populi di ko dëggal ba di ñu wax ne lu mu néew directeur général bu Senelec tëbal na ñetti directeur benn chef département benn chef de service ak ñeneen te naru faa yam ne ñoo ngi séntu yeneeni sanctions yu war a am ci hôtel King Fahd Palace l'observateur nañu juróom fukki seconde moom la coupure bi def Macky Sall mer ca bay futt ndaje mi loolee lépp xewe Soleil national moom la xëye waaye ci weneenu anam bokk na ci li mu ñu ne lu jege juróom-benn fukki milliards maanaam 59 milliards yu banque mondiale fas yéene teg ci taabal ji ngir jàppale ko Afrique la si ne kay nañu Macky Sall yëkkati na kàddoom ca ndajem démb ma yëkkatil ko Afrique ngir procédure yu taat yi nga xam ne banque mondiale mi ngi koy teg léeg-léeg ñu woyofal ko ba mën a génne Afrique ci ñàkk gi ko sëkkatal maanaam ci gàttal li président bu Union africaine bëgg moo di banque mondiale dawal yërmande bu juge bi moom la direct news di ñaan ngir élèves yi ñu topp ci yàq yi amoon ci lycée Ousmane Sembène bu Yoff journal bi nañu naam li ñu def jekkul jaaduwul waaye kañ la fi soowum ginaar ba ñuy ngalaabi cuuc élèves yi ñu bëgg a sanctionné ñi leen bëgg a sanctionné xanaa dañoo fàtte ne ci Sénégal gi la ñu fi gis ab député bu bokk ci nguur gi taxaw di sàkku ci militant yi APR yi ñu ju gàddu jaas yi corante ngir mën a may président bi fi nekk mu am troisième mandat te ba léegi kenn déggul justice mu wax ci Sénégal gi la ñu gis ay manifestation am police ak gendarmerie encadré ay nervi ñuy dàq ay manifestants yu àndul ak waa Benno Bokk Yaakaar di leen fitnaal te ba léegi kenn déggul justice mu wax ci Sénégal gi la ñu gis ab opposant bu juge bi convoqué 9h mu ne militants yi nañu wàcc ci mbedd yi manifester ñu def ko ba salfaañi dëkk bi te it kenn déggul justice bi mu wax ci Sénégal gi le député Doudou Wade mbéje woon Alioune Sow mbéj mu rëy ma te mujjul fenn ci Sénégal gi la Ousmane Sonko ak Mbéri Sylla raage woon raag bu rëy ba ci assemblée nationale ku nekk génne di bàkku naan wulli na moromam te ba léegi kenn déggul justice bi mu wax ci direct news nañu yii yëpp xew na fi ñu muukuwaale ko te bu ñu fàtte ne naar bu ndaw bi lu mu def rek ca xayma ba la ko gisee ku mën a muñ yii yëpp war a mën a muñal élèves yi lycée Ousmane Sembène yi Ousmane meneen moo di Ousmane Sonko ak li mu waxoon keroog ca Bignona
Média ne Macky Sall dafa bañ Casamance bañ waa Casamance bés bi le jour nee nañu kàddoom yooyee nation bi la agressé moo taxit bari nañu yëkkati seen kàddu ci réew mi di ko ñaawlu ci ñooñee yëkkati seen kàddu di ko ñaawlu Le Quotidien nee nañu bokk na ci doomi Casamance ji di Aminata Assome Diatta ministre du commerce ñaawlu na waxi Ousmane Sonko yi ba waxit ne jug jàmmaarloog Ousmane Sonko jot na ndax day nit koo xam ne intérêt boppam a ko ñor te jaral na ko lu nekk Lat Diop directeur général bu LONASE ne ñu ci Vox Populi ab fractionniste ab rebelle ab ethniciste mooy Ousmane Sonko te du ko nangu ñu nangoo ci xët mu njëkk L'Observateur li xew dëgg-dëgg ci diggante kilifa yi yore basketub réew mi ak Boniface Ndong di entraîneuru basket bi ñu dàqoon bu yàggul ubbil yéenekaay bi leeral yu Boniface Ndong interview bu maître Babacar Ndiaye président fédération Sénégal basket ba ci réunion bi joueurs yi defoon ci Ndakaaru ak fédéraux yi ba ñu jugee ci Égypte lépp mi ngi ci page 11 ak 12 bu L'Observateur. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokkee nit jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias fii la ni yem ak yéen ci xibaar yi bàyyi leen ak Pape Cheikh Diallo ak Oustaz Modou Fall ñooy génn seen émission Midi Plus.